bisimila ci xibaar yi bokk na li ci gën a fës yombal dem géek dikk gi ci Ndakaaru yitteel bu baax ñu dénk wàllu woowe bokk na ci nag projet yu ci mel ne TER di wateraay bi yombal jokkalante bi ci diggante Ndakaaru ak Diamniadio waaye it projet bi di BRT di ay bus yoo xamante ne dañuy méngoo ko jamono di yombal ñu nekkee ca banlieue ba ngir ñu yegsi ci Ndakaaru lu tollook ñetti téeméer ci ay milliards ñu dugal ko ci boobule projet waaye bés bu nekk nag bu mbir yi yemmee ñetti téeméeri junni doomi aadama mun na ñëw jëfandikoo yooyu les bus ngir dem wax ji seeni soxla leneen ci biir xibaar yi ñu fas yéene ko waxtaani muy scooter wala sax yi moto askan wu bëri di ko jëfandikoo ngir dox seen soxla ci lu mu gaawee waaye samba booy yi nag dañu cee soobu di jëfandikoo yooyu les scooter di def naka su dul noonu ci fàttali ay bés yi ñu génne ca Casamance boobu nañ ci nit te yeegoon ci scooter waaye fii ci Ndakaaru am na koo xamante ne dafa génne ca banque ñu daal di koy topp ba ci këram jël koppar yi nga xamante ne moom la yoroon leneen ci biir xibaar yi di ab panel boo xamante ne dañu ko jagleel dar dialogue national moom la ñuy nekk ci waa société civile doon amal des méngale nag dialogue national ak dialogue politique ñoom li ñu gis nag mooy boobule dialogue dañ cee war a waxtaanee li nga xamante ne moo ñor te yitteel bu baax askan wi ñeel wàllum paj mi ñàng meeg ñàngale mi ressources pétrole beeg gaz bi waaye leneen nag loo xamante ne waxtaanee nañ ko te askan wi yëgu ko amul benn njëriñ bu loolu jeexee mbokk yi daan ci toftal xibaar biti réew bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi ni ko junjee lañu koy daal di doore ñeel wàllum dem géek dëkk gi ngir yombal wàllu woowee tax na nag jamono ji ñu yàddoo ñu tàmbali lii di projet bii di BRT di ay bus yu méngoo ko jamono yooyu la bis nag war a yombal bu baax dem géek dikk bi rawatina askan wa dëkkee ca banlieue ba ngir ñu yegg fii ci Dakar wala sax ca ville ba ñu tàllal leen ay xàll yoo xamante ne yooyu la bus yi di daal di jël askan wi nag rafetlu ko bu baax waaye ki nga xamante ne nag moom moo yor waaye la jiite lépp lu dem ci wàllu dem gékk dikk gi daan na amal waxtaan wu yaatu ak Alioune Guèye rek Souleymane Diallo. mu nekk ay chantier yu mag jëm ci yeesalaat capital bi lu ci mel ni TER di train express régional ak BRT mi nga xamante ni tey jii lañ ko war a lancé nguuru Sénégal indi yeneen moyen de transport yu bees ngir yombal dem beeg dikk bi. Ndakaaru dafa doon capitalu Sénégal. Ndakaaru yore daanaka activité économique Sénégal Ndakaaru yor lu ëpp ci population Sénégal population urbaine daanaka 50% boo ñiy dëkk ci réewum taax boo leen xaajee genn wàll gi ñi ngi dëkk Ndakaaru lañu dëkkee. transport de masse moo ko mën a donc saafaral transport de masse yooyu ñu ko doore ko ci TER bi tey objectif bi mooy ñu transporter donc au démarrage 115 000 voyageurs par jour. waaye TER bi rek du doy comme TER bi benn axe rek lay desservir muy au nord ni donc au centre nga xam ni vraiment radial la nga xam ni vraiment épine dorsale la mooy nga jóge Guédiawaye jëm ba Ndakaaru daanaka loolu mooy xolu Ndakaaru foofu tamit laaj na nga trouver moyen bi nga xam ne dina tax nit ki wala nit ñi mën a dem ak dikk ci conditions yi nga xam ne conditions yu gaaw la yu wóor la waaye conditions yi nga xam ne vraiment yu mucc ayib la mooy confortable maanaam loolu moo tax ñu xalaat projet BRT. nguuru Sénégal ak ndimbalu bailleur de fonds yi daal di def alal ju bëri ngir projet yile. projet yu ñu mel nag dafay laaj xaalis TER bi lu ñu ci waroon wax ci wàllum budget wax nañ ko ci président wax na ko ñëpp wax nañ ko donc loolu duñ ci dellu si mais bu dee BRT bi budget global bi 300 milliards la ci 300 milliards yooyu daanaka 60% budget bi yëpp mooy financement initial bi yëpp investissement initial bi yëpp. Banque mondiale moo ko jël te Banque mondiale xaalis boobu mu ci dugal mooy li ëpp ci lu mu sa dugal Sénégal ci benn projet si BRT bi la ko dugal loolu mu am solo beneen bailleur bi donc banque européenne de l'investissement la ki ci topp mooy Fonds mondial donc pour le climat. ñoom autorités yi ñu gis ni moyen de transport yu yees yile dinañ yombal dem beeg dikk bi. ci Ndakaaru lenn rek nga mën a am comme solution mooy nga indi solution yooyu mooy transport de masse yi nga xam ni dina wàññi oto yi ci kaw tali bi luy wàññi si oto yi ci kaw tali nag benn BRT bu mën a jël 300 000 voyageurs par jour donc dina wàññi circulation lu tolloo ki junne oto
par jour yi daw ci kaw tali bi loolu dina tax circulation bi gën a feex. Ndakaaru nekk dëkk bi gën a ndaw ci Sénégal waaye moo gën a bëri nit ak yeesalaat gi waaye tamit ngir yombal dem beeg dikk bi ñii di autorités yi daal di lancer ay projet yu mag lu ci mel ni TER ak BRT. BRT boobu nag jamono ji ñi àddoo ña ngay amal lancement bi ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall waaye it askan wi ñu ngi koy rafetlu bu baax ñi yëngatu it ci wàllum dem gi dikk gi yore ay woto moo xam Ndiaga Ndiaye ak taxi ñoom ne nañ mbir mi baax na lool waaye dañ leen cee war a boole ndaxte bu fekkente ne dañ leen bëgg a jëlee ci tali bi loolee du baax ci koomu réew mi te it yooyu le bis dafay am jamono joo xamante ne du ñu mën a dox wala sax dañuy arrêté lépp luy dem ci wàllum dem gi dikk gi ak lu mu ci munti doon seeni kàddu ñu ngi ko dégg Mamadou Cissokho ak Sidi Niang. bëri na ay car rapide Ndiaga Ndiaye wala taxi ñu amal dem ak dikk bi ci biir Dakar lu ëpp fukki at waaye tey ñu nemmeeku ay coppite ci biir secteur ak ay projet yu mel ni train express régional wala bus rapide transit. Baba Diaw dawalkatu Ndiaga Ndiaye la depuis ñaar fukki at si moom loolu ay projet yu baax la. sant yàlla parce que réew mu nekk war na am naataange war na am yokkute. parce que bu ñu demee ba ne Sénégal kat vraiment seen transport dox na waaye li ñu yor it xeebuñu ko ndax nañu def ba dimbaleen ñu am oto yu bees ñoom yor ko wala ay oto yu bees wàcc fi ñun bu ñu ko defaloon yor ñu am oto yu bees kon danañ mën a liggéey. pour moom itam moyen de transport yu bees yi du wàññi dara ci seen liggéey. waaw client moom bari na fi bari boo xam ne kenn ku nekk boo doon daw it da am jàmm du tere nga am sa wërsëg parce que oto bu bees bi dafa am heure boo xam ne bu heure bi jotee mu wàcc. ndax man maa ngi seetlu fi bi taraay wàccee ba léegi dañuy daw de mais am na heure boo xam ne clients yi dañuy toog fii tumuranke parce que clients yi même pas 8 heures 9 heures taraay wàcc li fi des mooy Ndiaga Ndiaye super yi. du Ndiaga Ndiaye yeeg kaar yi rek le projet bi nar a andil gàllankoor taximaan yi itam am nañ ci wàll. transport bi loolu moom baaxul si noonu la baaxul si taximaan yi baaxul si transport yi pour kii bi rek pour état bi la day xool nu mu reyee transport bi rek déykal ci loxaam boobaa nu comme que day soogal ni boobaa nun dinañ xam ne ni liggéeyoo tax ñoom ba ñun du ñàkk sunu client. ci ndorteel projet yi dina tax ba dem beeg dikk bi gën a jaar yoon fii ci Ndakaaru. jërëjëf Mamadou Cissokho ñu àddu jëm ci leneen ay samba boy yu jëfandikoo ay scooter yi di def nag sudul noonu ci ay bés yu ñu génn rek ca mu lomp nag gis nañuy samba boy yu jëli scooter daal di boomu Abdou Welinkine Diatta ci Ndakaaru benn poids moom it génn ci banque yore koppar yu bëri ñu topp ko ba ci këram nangu yooyu le koppar mujjee koo gaañ sax loolu tax tey ñu amal ëpp gëstu jagleel ko wàllu wekk askan wi naka la ñu gisee mbir mi ñu ci bëri nag ña ngay àttu ne foofu rek ñu yokk motuwaay yi ñeel wàllu kaaraange gi Omar Kane. Scooter seen moyen de transport bi ngeen mës a gént neex na toog te du taxawalu ci embouteillage ak ñaari ruwam yi daanaka doo leen mës a tardé. waaw moto bi boo gisee ma di ko dawal parce que dama si am samay soxla am ay courses yoo xam ne dama koy dox en fait boo xoolee Dakar da bëri ay embouteillage parfois ngay dem foo xamante ni boo amul moto doo gaaw yegg wala sax doo dem. loolu tax na ma gën a ut moto di si dox samay soxla heure bu ma amee soxla rek jug dem doxi ko. bon moto bi mën na daw 80 kilomètres par heure. moto bi de dama ko jënd pour samay course ndax Ndakaaru tey xat na xat boo xam ne kii da lay dimbali ci lu bari ndax instant yi boo jëndee moto pour mu dox loolu ay service waaw yenn saa yi damay jóge fii di livrer ay bagages moto bi day dem fat ñëwaat. instant yi maa ngi jóge Géejawaay mais li ma fa bàyyi embouteillage pour xam nu mu toll. jóge naa fi dem Liberté 6 jóge fa dem Centenaire nii moto bi daal moom macha allah. waaw moto bi mu ngi 150 la. waaw mën na dem ba 150. ab moyen de transport bu mën a avancer ci embouteillage yi te mën a daw ci ay vitesse yu jéggi dayoo daanaka defkatu ñawteef yi loolu rek la ñu soxla mu nekk loo xam ni tiital na askan wi. ça inquiète tout le monde quoi parce que bu ñu ko xoolee bëri na fi benn cas boo xamante ne voilà sonal nañ ñu quoi loolu laa mën a wax te bu ñu ko xoolee agression yi doon na loo xamante ne du su nekkatu scooter kese genre da ngay dox sax nit dogaale la agressé la scooter yi constaté nañ ko gars yi dañuy dox rond point que ça soit rond point que ça soit nga nekk si taxi dañuy dox xëcc sa chaîne sa sac tout ça voilà mun nañ ne inquiété na population bi de franchement parler. bu ñu sukkandikoo ci dawalkatu scooter bi ñoom ci seen bopp yenn saa yi ñu agressé leen. da nga yor moto sax di liggéeyi romb nit ki mu lay moytu
wallahi te yow da ngay xam ne innocent nga xamoo dara da ngay jóg pour liggéeyi mais ñi yor mboto yi di def ñaawteef yàlla nañu yàlla àtteeg ñoom ndax ñun léegi kenn respecté tul borom mboto kenn respecté wul borom mboto da nga yor sa mboto di xëy di wàcc mais sa fit du dal ñun sax dañ ñoo sonal ndax da ngay dawal ba ci autoroute bi ñu lay pompe à gaz di la agressé bul xam daal ñun dawalkatu mbourse yi sax ñun ñoo gën a ragal léegi. ay nit yu nekk ci seen scooter di wéy di def ay ñawteef bés bu nekk ñëpp teg ci seen bët sàcc wala agressé daanaka duñu rate mukk seeni cible. ab panel nag la ñu amaloon di waxtaan wu yaatu woo xamante ne waa société civile lañu cee toogoon doon ci wax ci njëriñu lii di dialogue national ñoom sax dem nañ ba naan foofu rek ñu xool ñu méngale dialogue national ak dialogue politique ndax ca njëlbéen ba la taxoon a jóg dialogue national bokk na ci li nga xamante ne moo ñor te yitteel askan wi waaye lu ci ëpp nag ca la ñu koy waxtaanee mbirum politique la des xoolaat mbir meeg gàgganti ko bu baax Moustapha Gabar Diop ma nga fa woon. ndax dialogue national dafa war a yem ci mbirum politique képp wala sax waxi élection ngir tontu laaj yooyu waa société civile amuloon nañu waxtaan bu yaatu. Au fond on se pose la question d'abord. luñ doon waxtaanee bokk na ci solos dialogue national bokk na ci tamit ñu xam ana lan mooy njariñu boobile dialogue ginnaaw jongante palub njiitum réew yu jàll lan lañ ci doon waxtaanee ak lu ci sénégalais yi doon xaar ci ay coppite ñeel yenn ci institution yu réew mi. Éventuelle réforme institutionnelle. ñenn ci waa société civile gis ni dañu war a saytuwaat mbir yi rawatina lépp lu jëm ci wàllu politique ngir njëriñu askan bi. yoon la par exemple bu ñu demee ba ci digg kii bi nit yi taxaw wax weccante xalaat jéem a xool lu ci jeng ñu jubanti ko loolu dafa am importance loolu moo tax par exemple waxtaan bi am solo parce que day permettre nit yi xalaat li baaxuloon ñu jéem ko xool nag lañ koy gën a approfondir gën ko ñoŋal comme nu olof yi di waxee mu gën a baax daal voilà. pàcc njàng beeg njàngale bi ressources naturelles yi ba ca bonne gouvernance bokk na ci poñ yi ñu war waxtaanee ca dialogue national bi. Le dialogue national doit permettre d'aller au-delà des questions. waxtaan wi ñeel dialogue national warul rek yem ci question politique ak ay jongante palum njiitum réew am na yeneen yoo xam ni am na solo lool yu ñu war a waxtaanee ñeel pàcc mi ñeel tamit njàng meeg njàngale mi loolu yaakaar naa ni moo ëpp solo waxtaanu politique rek ak i élection. Vraiment les défis les plus importants pour le Sénégal. dañu jiital mbiru politique avant ñuy dem ci affaire dialogue global bi national bi alors que dañu naroon teg d'abord dispositif fu dialogue national bi ba pare commission yi donc commission politique bi commencé liggéey bi loolu moo tax affaire bi demee ni joxe impression boobu dialogue national bi démarré wul réellement le président Famara Ibrahima Sagna mi ngi xaar ñu installé ko yeneen commission yi benn fonctionnaire wul même bu fekkee ñëpp désigné nañ seen plénipotentiaire dialogue politique bi comme moom la ñu lancé woon à travers benn cadre de concertation donc loolu moo tax tey ñu gis li ñu gis. ci njeexital ndaje bi nag ay laaj sampotina jëm ci njëriñu dialogue national bu fekkee ni lañ fa waxtaan askan bi yëgul tiinul. Moustapha Gabar Diop ca Mbour ndak coowal suuf ye wootina fa rawatina ca gox bi di Malicounda askan wa dëkkee ca Sandiara ngir ñee nag Joal ak daanaka commune yu nekkee ca département ba yëpp ñu dajaloo woon ca Nianing ñoom nag la ñuy ñaawloo mooy ab àll boo xamante ne xayma nañ ko ne mi ngi tolloog 2 junni ak 2 téeméer ci ay hectares yoo xamante ne dañu ko bëgg a jël daal di koy jox askan wi ngir ñu dëkk fa ñu ne nag loolee duñu ci ànd benn yoon fas yéene amal ab xiifal bu doyul nag ñu amal ab doxub ñaxtu ki ñu dénk seen kàddu mooy Saliou Ba àdduna ci micro Aliou Kane. ñu xëy benn bés rek dégg nañu ne am na ñu nga xamante ne dañ leen wala affecté 1000 et quelques hectares ci suñu forêt ñun nag dañoo dëkkee ci forêt bi di jaruñu ci forêt bi. lu mu néew juróom-ñetti chef de village ñëw nañu fi juróom-ñetti chef de village yooyu lan la ñu jiite ci askan wi ay sàmmkat ak ay béykat ñoom ñoo nekk fii. maire Sandiara Serigne Gueye Diop ak ñi mu àndal moom lañu mën a tudd turam ndaxte moom moo jiite loolu te sàmmkat nekku fi moom rek béykat baa ngi si wetam konteel béykat yi ñun ñii waa Nianing ëpp nañu 500 personnes yu nga xam ne inscrit signé yuy béy ci biir forêt bi ko ñaawlu di ko naqarlu moo ñu dajale ñun mbooleem sàmmkat yi ak béykat yi fii te nag du ñu ñëw fii naan dañuy taal wala dañuy sànni ay xeer ak duñ ko def dañ koy toog fii naqarlu ko ci forêt bi fii ba def fi grève de faim ba dee fi ba jeex mais ñun moom
duñ ko joxe. foofee ca Mbour Géej la ñuy desandi ak assemblée générale bi nga xamante ni ñu ngi ko fa doon amal ñeel administrateur civil yi ka mujjee jël raw gàddu ga nag mooy Maguette Sène moom nag maire bu Malicounda nag ne jubluwaayam ak li ko yor ak li ko ñor ak yitteem yëpp mooy fexe bañ a gën a jox gëdd ñi di administrateur civil yi ci administration Sénégal. Aliou Kane moo taataan ay kàddu. ñu xalaat ne am na ñaari tool yoo xam ne war nañ cee bay suñu waar bi ci jiitu muy positionnement wu administrateur civil yi ci administration bi war nañ ko yokk naka jekk position bu baax la waaye jàpp nañ ne dañ ko war a yokk ndax administration bi dafa gën a moderne gën a laaj ay exigences donc dañoo war gën a am benn taxawaay buy tax position boobu gën a yokk parce que ku nekk xam na ne administrateur civil suñu vocation mooy gunge autorité publique yu mag yi pour que politique publique yi ñu mën ko mettre en œuvre dañoo bëgg yokk suñu position ci administration publique ci indi suñuy xalaat indi suñuy contribution comme ni ñu ko mën a waxee liggéeyal nguur wala boog jëriñ nguur te bañ a jëriñoo nguur loolu mooy devise administrateur civil donc lii ma tudd léegi lu ñu war a mën a def la parce que loolu dafa méngoo suñu devise. biti réew daañu wutali ca Burkina Faso ca Libye ak ca Zimbabwe andi ceeg Abdourahmane Ly. tàmbali xibaaru bitim réew yi fële ca Burkina Faso ak fukk ak juróom benn nit yi nga xamante ni dañu leen a faat ca nord ba bu ñu sukkandikoo ca l'armée ba fa mu di ay xeexoo yu am ci guddi gaawo bu ñu génn jàpp di béer te ay terroriste amal ko loolee dem ba indi ay boutique yu ñu daji ak it ay nit yu ñu kidnappé dëkk fële ca Pobe Mengao ci bëccëgu di béer gi nag yooye defkatu ñaawteef ñëw nañu ci bërëb boobee di dóor ay sox ci asamaan si loolee tax na ci ngoon si am ñu ñëw foofe ngir amal kaaraange bi ci bërëb boobee. ñu wutali ca Libye nga xamante ni école bu mu ubbee ak grève yi bu mu tàmbalee daanaka benn la jàngalekat yi mer ba futu lañu def ci seen nekkin ba tax nañu amal ay toogaanu ñaxtu ca Benghazi ak it ca Tripoli muy xeetu grève boo nga xamante ni li ko waral nekkul lenn lu dul ñu yokkal leen seeni salaire ñu amee assurance maladie ak kaaraange gu ñoŋ ñoom ñi lee bëggatuñu ñu leen di dikk li leen yitteel mooy application wu yile mbir nga xamante ne tënk nañ ko ci loi numéro 4 ca parlement ba. ñu jeexale ca Zimbabwe nga xamante ni léegi Air Zimbabwe dina mën wëyal ay dem ak dikkam ci jaww ji ak Afrique du Sud benn ayu bés balaa boobu te wax AXA moomile nga xamante ni Air Zimbabwe da ko war a fay ayu bés gu ne somme bu jëm ci frais de stationnement d'atterrissage ak it service aux passagers. tàggat yaram ñu wutale ci stade Marius Ndiaye ak championnat national karaté bi fi amoon ci week-end bi ñu génn lu tolloog nag ñaari téeméer ci ay combattant ña nga fa woon waaye bokk nañ ñi ca gën a ràññeeku ñi ca gën a fës mooy soxna yi ñu déglu ñenn ci ñoom. yoon bi metti woon na parce que membre d'équipe nationale la woon j'ai fait les championnats d'Afrique championnats du monde par la suite ma am jëkkër am doom toog 3 ans sans m'entraîner ni rien mais maintenant sama jëkkër jàppale ma. poussé ma ñëwaat sama sansay Cheikh Diagne Ngagne Sarr Lamine Gueye ñu jàppale ma aussi. mbégte contentement rek laa def ndax ñun karaté moo nekk suñu lépp suñu biir suñu lépp dañ koo bëgg bu ñu demee ba nekk bis championne moom mbégte la rek moom. préparé naa ko entraînement bu metti ak sensei Ahmed jàppale ñu baax ak Sophie jàppale ñu bu baax ak suñu waa dojo ñoom ñëpp jàpp nañu ci kii bi entraînement yi bu baax. compétition bi tey. mun maa wax leneen lu dul kontaan franchement parler parce que c'est ma première participation depuis 2013 ba léegi parce que dama amoon benn break bu tuuti defoon benn accident moo tax mënu moon reprendre boobu ba léegi mais l'année depuis 2018 j'ai repris mais championnat Sénégal malheureusement amutoon daaw mais ren sama motivation ma nekkoon jël sama catégorie sama kanam li ci nekk bëri na rawatina championnat d'Afrique yi ngi ñëw dans moins de 3 mois foofu bëgg naa fay jël titre championne d'Afrique en individuel parce que jël naa en équipe ba pare si jël va incha allah bëgg naa décrocher ñaar yëpp individuel comme par équipe sama
sama objectif mooy médaille olympique en 2024 Inch'Allah et devenir championne du monde aussi. doyul pour ñun doyul parce que bu ñu sañoon saa yu ñëwee compét dañuy jël raw gardu gi mais bon comme que tey nii lañ dikkee moom on va juste ñu cause ko après voilà il y a des compétitions am na compétition yeneen yuy ñëw ay open genre ñu ngi préparé bu baax pour après mu fekk ñu ba pare bu ñu demee ñu jël raw gàddu gi. mi ngi ak mbokki xibaaru maraxi fii lay daal di yem 19h45 Assane Gueye dina ñëw andi leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan 20h30 kenn askan wi ngeen ci ànd ak Khalifa Diakhaté jërë ngeen jëf wasalaam.